waaw d'abord maa ngi leen di gërëm Santos Security société la boo xam ne man maa ko créé fële ca France en 2016 man nag depuis 2004 maa ngi France te depuis bi ma fa nekkee aussi ci loolu laa dul yëngu maintenant bi ma demee bi ci biir ma gëstu lépp luy gardiennage transport de fonds événementiel ak gardiennage yu yëpp dama ko doon def après ma xool aussi ci laa defi formation en 2016 ci centre de formation bu mag bi nekk Cannes bi ñu naan ASP Bodyguard waaw foofu laa defee sama formation pour am diplôme bi ñuy wooyee diplôme dirigeant. waaw sécurité bi fii nekk na loo xam ne boo ñëwee fii gis nit ñi nekkee liggéeyukaay bi moyens yi des na. ça veut dire que tey agent yi il faut ñuy présentable sol tenue yoo xam ne tey dañ leen mën a respecter. parce que gars yi dañuy gis gardien rek agent de sécurité gardien lañ koy wooye te agent de sécurité du gardien agent de sécurité tey mun na la jox ay orientation yu bari. ça veut dire que mun na la accueillir mettre la à l'aise bi nga xam ne yow fi ngay dugg nii sa xel dina dal daal. mais ñun différence bi ñuy def moom mooy ñun tey suñu partenaires yi mën nañ leen jox ay éléments yoo xam ne dinañ ñëw ci waxtu te jàngal liggéey bi jàngal nañ leen ko dinañ mën a bind dinañ mën a lire te tey fu ñu leen mën a bàyyi boo ñëwee mun nga wax ne mun nañ la wax ak ci registre bi wax la kii ñëw na fi jaar na fi ban waxtu la fi jaaree kañ la fi jógee yooyu yëpp daal. waaw loolu daal moom mooy li nga xam ne mun nañ ko tënk ci agent yi li ñuy def mais formation bi daal mooy secourisme. normalement tey bu ñu dugalee agent tey ci benn magasin tey nit ku bu fa amee malaise ñun suñu agent yi formé nañ leen bi nga xam ne dinañu mën a def premiers soins yi avant pompiers yi di ñëw wala yeneen ambulance yi nga xam ne SAMU yooyu ñëw daal waaw loolu la ñuy wax. xam nga ñun fi ñu li ñu nekkee nii dañuy recruter nañu ay nit ñu bëri te ñu ngi leen di former aussi. parce que tey mënuñu jël nit rek ne ko tey am nañu par exemple benn pharmacie ou benn supermarché boo xam ne dañu fay garder ñun ci li ñuy nekk ni ñu ngi former tout le temps. waaw ñu ngi former tout le temps te ñu ngi leen di jàngal normes yi règlement yi ak li nga xam ne moom noonu la ñu war a jëfandikoo. parce que il faut tam bu ñu fàtte ne agent de sécurité du policier du gendarme am na foo xam ne foofu la ñu mën a yem. du parce que dañ leen di wax ne da ngeen di dóori nit wala leneen parce que newuñu fi pour dóor. waaw war nañu former agent bi nga xam ne lu ñu leen munti wax it dañu brutaliser nit ñi affaire yooyu. waaw ñun aussi newuñu fi pour par exemple ne dañuy def façon liggéey bu ne mais ku ñu soxla daal fu ñu soxla nga yónnee ñu nga dugg ci site internet bi wala nga woote ci suñu numéro téléphone yi. dinañ la wuyu étudier sa proposition bu ñu étudier sa proposition ba pare aussi dinañ la mun a jox benn devis pour wax la ñun nii la ñuy liggéeyee léegi bu ñu demee ba ñu tombé d'accord et tout nga ne wax ñu jour bi ngeen bëgg ñu commencer waaw mais dañuy def par exemple événementiel mooy mariage yi par exemple concert yi affaire yu bari mun nañ ko def. même jàng yi am affaire yooyu yëpp bu nekkee day laaj encadrement ñun suñu structure yi ak suñu responsable yi mun nañ la encadrer le benn périmètre de sécurité defal la ko on ba nga xam ne di nga gis ne que wax dëgg yàlla ñun ñu ngi fi quoi. waaw foofu nag moom moo gën a important en fait parce que tey ñun lu ñuy def yëpp suñu intervention yi yëpp c'est 7 jours sur 7 24 heures sur 24 ça veut dire que d'abord rapidité ci wuyu intervention yi dafa am solo te wax dëgg yàlla am nañu jëwukaay yi pour loolu mën a nekk aussi par rapport ak ñi fay teg agent yi roulement yi comme fii la majeure partie dañuy jël 12 heures ñun dañuy jël 8 heures parce que doomi aadama am na yoo xam ne normalement fii réglementation bi mu ngi wax ni 12 heures mën nañ ko mën a liggéey mais moi je pense que am na loo xam ne boo ko buggee laaj nit il faut aussi ñu jël raisonnable tuuti parce que boo raisonnable di nga mën a teg nit ki 8 heures
je me dis même bu xawee sonn mais ci norme yoo xam ne di nga am li nga gën a soxla ci agent yi daal waaw te par exemple pour def intervention yi normalement suñu oto yi ñu ngi tourner fu ne agent yi aussi ñu ngi fii et tout te normalement bu ñu woowee si ça dépend ci secteur bi parce que ñun fu ñu bàyyi suñu élément rek am nañu ay rôliers yoo xam ne dañuy ñëw di leen nommeeku mais nag du ñu wax heure yi ñuy ñëw mais dañuy tourner continuellement. voilà loolu c'est très important li nga question bi nga laaj en fait parce que tey ñun sécurité tey booy teg nit fenn ça veut dire que nit dina la wóolu dugal bàyyi la këram par exemple dem liggéey ay doom a ngi foofu jànk yee ngi foofu ay biens yam ay bijoux yëpp mënuñu fa teg n'importe qui ça veut dire que tey bu ñu fay teg nit aussi il faut ñu xool cas judiciaire am ndax am na mos nañ ko tëj mbala am na condamnation léegi aussi bu ñëwee aussi buy ñëw il faut aussi ñu xool wér-gu-yaramam wér-gu-yaramam mooy xam nga nit ki il faut nga teg fi ñoo xam ne aussi c'est bien important voilà aussi am na benn âge bu aussi tam du ñu jël n'importe qui aussi di leen teg parce que man tey ñun yàlla def nañu Sénégal suñu sport numéro 1 mooy làmb ji mbër yi yeeg yooyu waaw mais am nañu daal sañ-sañ yoo xam ne bu ñu tegee fii agent dañu xool condamnation mooy cas judiciaire am dañu xool wér-gu-yaramam dañu xool aussi jàngam parce que tey nit ki boo ko bàyyee fenn war na la mën a bindal diw ñëw na fi parce que jël na carte d'identité jël numéro ne la diw aussi jóge na fi jël nii te aussi nit ki aussi bu ñëwee même bu làkkul suñu langue nationale bi di wolof mun a làkk tubaab nee na bonjour mun a wax parce que kenn xamul daal suba fi ñuy nekki daal mais formation bi ñuy am ci agent yi wala am na ci solo trop quoi. non ñun boo demee ba intégré suñu centre sécurité bi ñun ñoo lay former parce que image bi ñu am ñun la Santor du image du yeneen société yi suñu image ñun ñoo koy façonné dafa mel ni maçon bi rek am na loo xam ne bu koy defar moom moo koy defar boppam ñun nag ñun ñooy ñëw jël ñoo leen di tàggat comme ni ñu leen bëggee ñu nekkee ko sur le terrain. waaw li ma doon wax moom mooy il faut tey ñu jéem a booloo nit ñi ba ñu mën a ñemee société de sécurité yi parce que du man dama ne damay ut gardien rek ñu indi la benn nit koo xam ne ci biir koñ lañ dëkk mbala sa dëkkandoo la mbala leneen moom ngay ñëw teg mu lay garder sa kër waaw il faut ñuy jël loo xam dañ ciy def moyen wax ñu leen di proposer ay somme yu cher mbala leneen parce que aussi nit ñi xam nga tam bëgg nañu gardien mais am na yoo xam ne boo leen ko bëggee tegal aussi dañuy daw mais il faut ñu xam ne aussi ku bëgg lu baax il faut nga def dara parce que am na loo xam ne laaj na parce que doo jël ay nit former leen jox leen ay tenue jël ay nit ñoo xam ne dañ leen di surveiller chaque jour di xool ndax ñu ngi en place mbala ñu ngi en tenue ndax nekkuñu fi di nelaw loolu yëpp tey am na coût la waaw moo tax il faut ñëpp indiwaat seen bopp ci professionnalisme tey il faut ñuy jël ay nit gardien di former ñëpp parce que ça va de soi aussi dañuy def télésurveillance vidéo caméra voilà yow mun nga dem sa liggéey yi bàyyi sa jànk ci kër gi ñu defal la caméra ci salle bi sa jànk bu nekkee sa doom lu muy def yëpp mun nga koy gis sa téléphone yooyu dañ koy def alarme yooyu aussi dañ koy def mooy nga xam ne nit ki bu ñëwee dugg sa kër te waru fa dugg bu ubbee mu yuuxu ñun suñu intervenant yi ak seen oto yi nañ ñëw comme ça ñu lever doute bi mun la woone la dégg nga alarme bi sonné mais lii moo xewoon lii moo xew léegi bu ñu demee bi nga xam ne ñun foofu la rôle agent de sécurité yem ñu mun a woo police wala ñu woo gendarmerie comme ça ñoom ñu jël relais bi waaw mais daal pour wax leen daal Santor sécurité daal ñëpp mun na liggéey ak ñoom waaw bu nekkee da ngeen di laaj loo xam ne professionnalisme la boo la ñëwee fii di ngeen ko fi fekk.